asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy defar filet de poisson yoo xam ni dañ ko genre xaw a kii farci donc mu nekk dañ ko enfouré ak ay fruits de mer quelques fruits de mer rek yu ñaar yu ñu tànn donc pour loolu nag da ngay jël filet de poisson bi nga soxla man maa ngi fi yore swai fish moom laa yore ak aussi pour sama fruit de mer man maa ngi fi yore scalope de bay scalope ak aussi kii shrimp mu nekk crevette dinañ soxla aussi pour loolu dinañ soxla tamit tuuti fromage râpé n'importe quel fromage man maa ngi fi yore Monterey Jack ak aussi parmesan dinañ soxla aussi sel dinañ soxla mélange d'épices bu jaune bi ak bu rouge bi dinañ soxla poivre noir dinañ soxla fii ngeen gis citron bu mokk bu vert bi ak citron bu mokk bu jaune bi citron bu mokk bu vert bi dinañ soxla oignon en poudre ail en poudre dinañ soxla tamit tuuti kaani ak tuuti curcumin mu nekk optionnel dinaa soxla dama koy boole aussi ak tuuti ceeb tamit boo xamante ni riz pilaf la ku mu neex nga def ko dinañ ko boole aussi ak benn sauce de coulis boo xam ni c'est fait à base de suñu poivron yi damay dem xool rek ban poivron laa yore et puis ñu def ko incha allah donc dinaa soxla pour pilaf bi dinaa soxla basmati rice gis nga mu nekk riz basmati dama ko xooj nii si kii si ndox bu am xorom ak aussi tuuti curcuma dinaa soxla aussi vermicelle wala spaghetti boo si am rek dinaa soxla aussi tuuti kaani bu verte ak tuuti soble tamit pour loolu dinañ soxla tamit suñu ay épices encore fii mu nekk garam masala dinaa soxla aussi suñu ghee butter bi nga xamante ni bu marron bi la biñ fi defaroon te mu lakkoon donc recette bi mun nañ ko defar dinañ defar aussi dinañ soxla tuuti huile ak tuuti ail ak poivre noir donc loolu la ñuy soxla for those voilà comme niñ ko waxee rek ci introduction bi li ñuy def léegi instant bi mooy dañuy daal di mariner suñu jën donc ku nekk filet bi nga am rek bu fekkee bu tilapia moo xam yow yaay xool rek ban filet de poisson nga am wala jënu lum su la neexee donc ñu daal di ñëw defar suñu kii bi assaisonnement bi donc dañ koy mariner taf marinade bu sèche la ñuy def nii tey jii donc mu nekk dried marinade so lu pour loolu damay soxla suñu mix citron bu wow bi muy limon bu wow bi voilà ok ñu jël beneen bi so these are the dried lemons and lime that we have here if you don't have it squeeze the lemons here léegi ñu daal di jël onion powder garlic powder ail en poudre oignon en poudre mu ngi nii mooy laaj bu wow beeg soble bu wow bi bu mokk bi voilà ñu daal di jël suñu mélange d'épices voilà ñu jël un peu de sel a little bit of salt voilà donc ñu daal di jël aussi tuuti ci curcuma bi voilà léegi nag ñu massage ko ci affaire yi jën bi yépp gis nga voilà ñu tourner ñu def la même chose ci ginnaaw dañuy xool ñaar yi nga xamante ni ñoom ñooy xaw a neexoo ñu dëppante leen comme ça ñu teg leen ñu nekk ci benn côté je pense que waaw bii ak bii neexoo nañ donc nii rek lay demee voilà léegi li ñuy def en attendant lii di marinade li ñuy def mooy dañuy daal di dem ci gaz bi commencer togg bay scallop yi comme ça ñu sauté ko rapidement bu ko defee mu sedd ñu mun ko def ci biir togg bi daal di commencer automatiquement suñu kii also suñu pilaf tamit dinañ ko boole ak quelques légumes rek donc nga xam ne dañ koy daal di tey rek noonu wala sauté ko légèrement
bu ko defee mu ànd ak moom incha allah. voilà léegi fi mu nekk nii gis ngeen teg nañu suñu poêle dañuy daal di ñëw jublu si escalope bi wala pétoncle ça dépend fan nga nekk rek. bismillah dañuy def tuuti diw pour mun ko sauter tuuti avant ñu koy def si jën bi donc bismillah. gis nga moom day am tendance nag di am ndox moo tax da ngay xaw a def ndànk donc sauté bu gaaw lañ koy def mu jël couleur rek voilà gis ngeen suñu poêle bi dafa tàngoon bu baax sax alhamdulilah parce que loolu moo ñu gën a arrangé ñun. voilà après nag ñu daal di ñëw tuuti rek ci escalope bi. incha allah donc escalope moom li ngeen di gis ma koy togg bëriwul du tout donc mais nag dafa nekk ñam boo xamante ni si booy xool fruits de mer yi dafa complet moom itamit ba nga xamante ni lii lan la donc fu ñu waxee ñam loo xamante ni si ndox la génn rek moom da ngeen di xam oméga 3 yi muy oméga 3 yi donc dafa nekk ci kii bi ci escalope mu nekk loo xam ni dafa baax si suñu wér-gu-yaram. mais aussi sans loolu da ngay gis ni moom li mu am si par exemple si calorie bariwul donc lii képp ku nga xam ni rek yaa ngi xool li ngay lekk rek mën nga ko inclure si sa kii si sa régime alimentaire bari na aussi vitamine B12 te bu ñu waxee B12 rek maanaam métabolisme bu baax ak cawarte tamit lay indi tamit loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax contenu glucide am bëriwul parce que booy xool environ ay peut-être ay 3 grammes et quelques yooyu lay nekk donc mu nekk loo xamante ni nit ki mën na ko lekk bu baax a baax am na aussi protéine bu ci nekk dina leen dimbali bu baax a baax donc fu ñu teg jën rek moom tamit mën nañ ko fi teg parce que am na fer am na zinc am na magnésium donc yooyu yëpp dafa nekk ak calcium aussi calcium buñ ko waxee tamit mu nekk xam nga baax na ci suñu yax yi surtout ñun soxna yi ak góor yàlla yi sax nga xam ne bu ñuy jëm mag dañuy am tendance di perdre loolu ci boppam donc dañ koy soxla lu ñu mun a am pour renforcer ko rek du doy donc mu ngi noonu quelques bienfaits ci escalope donc mu ngi noonu comme ça nit ñi mun ko bàyyi xel et ñeme ko togg aussi voilà beneen yoon incha allah du ñàkk ñu indil leen bu mag bi ci boppam comme ça ngeen mun ko gis tamit voilà léegi ñu daal di def suñu kii bi aay bi bismillah muy garlic paste bi ñu def bi daal di mélanger nii tuuti gis nga couleur bi mu am nii moom lañu soxla donc escalope bi moom pour ñëw fay ko jot na daanaka léegi ñu daal di def suñu yenn mélange d'épices yi rek xaw ko safal tuuti donc dry garlic and onion powder voilà def a little bit of red pepper flakes mu nekk kaani tëmbal bi voilà léegi ñu daal di ñëw def suñu crevettes yi shrimp bi dama ko dagg bite size laa ko def pieces donc dama ko dagg ba mu ndaw bu ci nekk ay 3 ou 4 laa ko dagg donc nga xamante ni dinañ ko mun a kii def ci biir jën bi bismillah donc crevette bi moom c'est juste pour tàngal ko instant bi mun naa fay sama kii gaz voilà ñu ñoo def suñu mélange d'épices bismillah voilà donc jeex na léegi nii la ñuy ñëw rek daal di koy teg fii ci même plat bi pour mu sedd le temps ñuy commencer togg suñu ceeb bi bu ko defee loolu féete boor incha allah. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw jubal ci ceeb bi rek taf la moom comme dañ ko xoojoon peut-être 10 à 15 minutes ceeb bi pare incha allah donc gis ngeen mu ngi nii suñu brown ghee bi mu ngi nii muy suñu diw ñor bu marron bi woon moom la ñu yore nii ku ko amul boo amee beurre or huile kese muy oil kese loolu that's enough baax na donc ma daal di ñëw bismillah jël tuuti diw def ko ci gis nga tuuti rek parce que dañu bëgg a sauter soble beeg yeneen bagages yëpp ci biir donc voilà soble baa ngi nii ak kii bi aussi vermicelle bi ak kaani bi yëpp laay sauté ndoo bismillah ba ñu commencé am couleur tuuti rek
ma surtout vermicelle bi rek laa soxla mu xaw a doore tuuti avant ma siy def ceeb bi. voilà léegi dañuy daal di jël suñu basmati rice bi nga xamante ni dañ koo strain rinse ko. donc dañ ko segg daal di koy rincer tuuti ak sotti si tuuti ndox rek pour dindi kii bi curcumin di des li mais gis nga couleur bi mu ko jox nii macha allah donc mu ngi nii bismillah. ñu daal di koy fexe rek ba bépp pepp rek laal ci diw beeg yooyu sauté ko loolu mooy def buñ ko toggee mu xaw a mel ni lu weseŋ voilà nga xam ne du dankali ko voilà léegi nag ñu daal di jël suñu garam masala mélange d'épices bismillah ku nekk boo am rek moo xam 5 wala 7 épices boo ci am rek mun nga ko utiliser. donc dañ koy def riz bu xaw a épicé macha allah boo xamante ni dina kii neex loolu sax. donc ñu daal di jël tuuti sel bismillah def ci daal di jël suñu mélange d'épices bi spice mix voilà léegi nag ñu daal di koy njuluk nag léegi bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk bismillah voilà. gis nga nii rek lañ koy def bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk après bu ñu ñëwaatee fekk mu pare en attendant nag ñu commencé lijjanti suñu jën bi. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defar suñu kii bi poisson bi mu nekk farce bi ci boppam donc dañuy jël cheese muy fromage bi li ma leen wax rek fromage boo am donc mu ngi nii voilà ñu defagum tuuti en attendant. jël beneen bi muy parmesan bi def ko fii aussi donc ñu daal di jël suñu kii bi farce bi nga xam ne moom lañ defaroon sànq mu nekk nii bismillah nga teg ko ci rek noo ko tegee baax na noo ko sentiree rek tegee ko noonu. su fekkee crevette kese nga bëgg a def mun nga ko def aussi boobu option tam am na wala bu fekkee crabe nga ko bëgg a defee option yooyu yëpp bu crabe bi defoon nañ ko donc yooyu noonu yëpp mais boobu dañ ko rouler woon quand même bii nag tey beneen façon la rek juste pour histoire de changer un peu voilà donc ñu daal di ñëw jëlaat encore suñu fromage bi teg ci kaw nii tuuti rek léegi nag ñu ñëw tëj donc suñu tëjee dañuy jëlaat beneen kii bi rek teg ci kawam nii bismillah xaw a pressé un peu pour mu tee ko donc léegi su la neexee à ce niveau nii nga koy dem dugalee ci biir four bi mais pour ki nga xam ne am na four gis nga ni mu mel nii nga koy dugalee doo ko boo koy def sax di ko ranger nii da nga koy def ci kaw récipient plaquette bi nga xam ne moom mooy dugg ci four bi nga xam ne doo ko déranger doo def dara mais après dañ may ñëw wax ku amul four nag léegi moo tax may def nii damay jël kitchen twine walla kii wëñ boo am rek loo xam ne mun nga koo laxasee affaire yi donc ma def ko ënd ci suuf nii laa koy def daal di koy def moo waay daal di awale donc damay xool rek ñaata laay mën a def je pense que voilà léegi nag su la neexee nga takk ko mais man dama préférer def décoration ci kaw donc ma daal di ñëw wan leen dama ko trancher rek comme booy trancher leneen lu mu munti doon donc ma ñëw duma ko trancher nag jusqu'au bout ba kii bi ba fin bi déedéet damay def tuuti bismillah def ko yu xaw a dijji tuuti pour rafetal rek après présentation et puis su fekkee da nga bëgg a dagg aussi affaire yi mu jox la yoon déjà boo xam ni kii nga ko ba pare marqué nga ko ba pare voilà donc ma ñëw voilà gis nga dew ma ba mu sore dama yem rek nii ci kaw gis nga ñu dagg ni donc voilà léegi nag ñu ñëw takk comme rek boo defaroon sa ginaar farcé ko ba pare bu ko takk téye ko benn place même chose lañuy def ñu dagg bala ngay servir nga koy dindi donc gis nga ñu dagg beneen bële ni ma ko takkee moo gën a compliqué donc dama leen di wan rek noo xam ne simple na
nga xam ne ku nekk dina ko mën gis nga ñu takk su la neexee excès yi nga dagg ko mais man bon c'est pas grave léegi man dama koy def ci kaw gaz bi donc bu ko defee ñëpp mën a ci gis seen bopp ñëpp ku am four ak ku amul four donc bu doon ki nga xam ne dafa am four day daal di def tuuti huile ci kaw nii walla beurre daal di koy dugal enfouré ko 180 wala non même pas 200 degrés Celsius mooy 400 degrés Fahrenheit nga xam ne day nekk togg bu gaaw loolu mooy avantage u li nekk ci biir ñor parce que doo xalaat li nga soxla mu ñor rek mooy filet de poisson bi léegi fi mu nekk nii donc ñu nettoyer après ñëwaat encore incha allah léegi dañuy ñëw commencer sauter suñu jën bi donc dañuy def tuuti diw bismillah ak tuuti ghee butter wala kii butter muy diw ñor bi wala yow soo amee beurre wala bëggoo ci def yooyu noonu yëpp nga bàyyi ko donc dañuy daal di seeyil fi mu nekk nii yëf yi bu ko defee ñu daal di ñëw commencer sauter ndànk suñu jën yi voilà partie bi nga xam ni moom laay def présentation muy partie bi nga xam ni dañ ko tranché foofu laay njëkk a def mu nekk ci suuf bismillah voilà loolu li muy def mooy bu fekkee diw bi dafa ci diggante bi dafa tilim yow li ngay présenter du ñaaw daal bismillah voilà même bu amee yenn yu génn c'est pas grave dina duggaat dinañ leen dugalaat yépp après incha allah gis ngeen jën bi pare na carrément donc dama koy daal di teggi nii man dama koy dem teg ci kii bi muy tàng ndànk-ndànk le temps ñuy sauter suñu carottes yeeg yooyu nga xam ne moom lañ fi amee incha allah. ku nekk carotte bi nga am man ay carottes yu ma daggate woon la def ko ci kii bi ci congélateur bi moom laay jël rek sauter ko fii bismillah. voilà. moom laa leen di wax taf-taf nga pare jóge fi donc ni lañ koy sauté tuuti daal di siy def suñu sel bismillah su la neexee nga boole si ay haricots verts wala légume bu la neex rek voilà ñu def suñu mélange d'épices bismillah léegi nii lañ koy bàyyi mu togg quelque chose comme ay 5 à 7 minutes parce que bugguma mu ñor xomm après bu ko defee ñu daal di ñëw yàq parce que ceeb bi tamit pare na lépp pare na yàq rek moo si des incha allah. waxoon sànq rek genre coulis bi ñuy defar sauce kese la nii damay jël sauce de kii tomate bi nga xamante ni dañ koy jaay si pot yi bismillah ma daal di koy sotti soxlaw ma si lu bari tuuti rek laa si soxla gis nga daal di jël tuuti si sama huile bismillah def ci daal di jël sama ail en poudre ak oignon en poudre def ci suñu sauce de pare na xanaa gaaw na bismillah gis nga bi ngi nii donc su la neexee bu la neexee bu fekkee ni amoo sauce tomate bi nii da ngay jël sa tomate doom nga daal di koy dëbb ba mu mokk def si tuuti tomate loqati bu ko defee nga daal di dëbbaale sobleek yépp boo paree nag léegi daal di koy def ko si kii def si ndox xentu ko soo ko xentee donc mu jox la consistance bi nga daal di jël rek teg fii donc mu ngi noonu jeex na voilà nii rek lañ koy bàyyi ay 2 à 3 minutes après ñu daal di koy ñëw teggi dama siy dolliwaat tuuti liquide rek pour mu xaw a gën a ndoxee tuuti parce que dafa dang selon man ni ma ko bëggee parce que dama wax coulis donc dama bëgg loo xam ne day couler daal gis nga bismillah def tuuti ndox rek tuuti loo xam ne dina ko kii oyofal voilà ñu def suñu épices et puis jeex na bismillah mélange d'épices voilà donc nii la ñu daal di ñëw yàq nag léegi incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen benn recette bu gaaw bu nga xam ni ku nekk mën na ci gis boppam bu la neexee boole ko ceeb wala boole ko ak pat bu la neex wala nga lekk ko noonu kese gis ngeen ñu defar suñu genre sauce coulis bu gaaw bi nga xamante ni macha allah taf lañ ko defee donc émission bi tey nag ñu ngi koy may képp ku nga xam ne rek yow yaay safoo bernde plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo di ko jox aussi 53 Bokar di ko jox tamit Amadou Kane sëñ Amadou Kane ñu ngi lay koy jox di ko jox Amina
Khalil di ko jox aussi suñu sister soxna Fatou Gueye di ko jox soxna Kiné Niass Aïssata Sy ñu ngi la koy jox Amilaay Sène ñu ngi la koy jox yow tamit di ko jox aussi sister Mam Koumba Ndiaye di ko jox aussi Daba Sarr EP Diouf voilà ñu ngi ko koy jox Daba Sarr ñu ngi la koy jox di ko jox aussi sister Mariam Diop ak tamit Khoudia Meng ñu ngi la koy jox Dieynaba Ndour ñu ngi la koy jox aussi di ko jox aussi Adama Sow ak tamit Nene Diassi tey jii ñooñu lañ jox recette bi di leen wax ni essayé leen ko neex na macha allah di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi mais aussi di ko aimer te bu fekkee ni tamit am na kuy seetaan te abonné wul mu fàtte abonné et appuyer cloche bi bu ko defee à chaque fois ñu dugal leen rek dina leen mën a notifier di leen jox dig daje bu beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Sani wasa